Pour plus de vidéos d'information, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Thiaroye Info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications. commune de Thiaroye Kaw nekk commune boo xam ne dafa bëri ay défi yooyu li ko yokk mooy am nañ juróom-ñaari at ak lu topp ñu am benn maire boo xam ne tële goo xam ne réglé wul suñu défi en matière d'éducation réglé wul suñu problème yi en matière de santé réglé wul suñu problème en matière d'assainissement réglé wul suñu problème en matière de cadre de vie réglé wul problème mu ndaw yi en matière de sport réglé wul problème mu ndaw yi en matière de culture ñu ne loolu yëpp nag bu ñu ko saytoo war nañ ci mën a indi ay xalaat war ci mën a indi ay soppe ñu ne soppi yooyu nag ak xalaat yooyu dañu bëgg a présenter population bi de Thiaroye Kaw tey ju woo ñëpp ñu daje ñu mën leen présenter li nga xam ne mooy suñu yéene ak suñuy nësër ci biir ville ji de Thiaroye Kaw nësër yooyu yi ci jiitu moom moo jëm ci wàllu éducation ak wàllu santé comme niñ ko xamee développement boo mën a gis ci yooyu lay njëkk mooy éducation mooy santé ñu jàpp ne bi ñu defee saytu bi gis nañ ni en matière d'éducation dañu am gàtt parce que li ñu soxla ci quantum horaire mënuñu ko am ci suñuy xale ndaxte double flux la ñuy def li tax double flux nag moo di ne école yi ñu am doyul ñu war a tabaxaat yeneen école yu bees war aussi école yu ñu am ñu yëkkati ko en hauteur pour mën a combler gap boobu noonu nga xam ne am nañ ko am nañ gap aussi ci case des tout-petits ndax benn kese lañ am ci biir commune bi ni muy rëy commune boo xam ne daanaka jege na 200 000 personnes 200 000 habitants am benn case des tout-petits rek loolu aberration la ñu ne kon aussi priorité la pour que ñu yokk case des tout-petits yi ba mu yaatu ci biir commune bi gàtt ñu amaat fi yeneen ñett yoo xam ne dinañ ko tasaare ci biir commune bi bu ñu defee loolu ba noppi it ñu bëgg a influer ci curriculum bi maanaam njàngale bi ñu fexe ba dugg ci ndaxte loolu aussi compétence transférée la donc aussi mairie dañ ko war a assumer ñu bëgg suñuy doom au delà de li ñu leen di jàngal nga xam ne programme la boo xam ne Sénégal yëpp ko bokk ñu di leen jàngal aussi seen diine catholique yi ñu di leen jàngal catéchisme à l'école jullit yi aussi ñu di leen jàngal alxuraan à l'école ak aussi dans les cases de tout-petits loolu aussi loo xam ne la ay jéego la ñu bëgg a yokk ci li nga xamante ne si moom moo jëm ci suñu carte scolaire bi bokk na ci aussi benn plaidoyer boo xam ne war nañ ko gàddu yóbbu ko au niveau de la ville de Pikine pour que ñu am un collège au moins un collège moderne bu mel ni bi ñu am ci beneen commune boo xam ne ñu ngi leen di sargal te di leen wax yàlla na leen jik noonu aussi lañ bëgg au niveau de la santé ñu def ci jéego yu yaatu parce que tey jii bu ñu xoolee am na benn poste de santé boo xam ne dañ ko jébaloon beneen commune mu war a dellu soit ci suñu biir commune am na beneen poste de santé boo xam ne dafa nekk en location maire bi sax du ko fay habituellement loolu yëpp ñu war koo corriger pour que tabax ko ci foo xam ne ñëpp ko moom espace yoo xamante ni si population bi de Thiaroye Kaw ñoo koy moom beneen bi aussi moom moo di ne la coopération décentralisée dafay maye ñu mën a dem en tant que institution municipale wuti ci ay partenaires yu ñëw équiper ñu suñu poste de santé yi te loolu gis nañu soo xele woon bu rëy tey jii ni am na suñu benn doom boo xam ne nekk bokkul sax ci équipe municipale bi mais dem na uti ci benn ambulance bi indi ko jëde Thiaroye Kaw ça veut dire alors que moyens yi am na yoon yi pour am loolu am na kon li ci des rek mooy dem uti ko indi ko ci biir commune bi donc bëgg nañu incha allah rabbi bu yàlla defee ñu falu ñu fexe ba suñu plateau médical bi au niveau de Djeddah ñu changé xar kanam bu baax yokk ci ay jumtuwaay yu xarale ba suñu jigéen ñi ak suñu ndaw ñi dootuñu am jafe-jafe lu jëm ci wàllu santé bëgg nañ aussi changer suñu xar kanam commune parce que nag mu yelluwul maanaam ñu am espace yu mag mu nekkoon ay bassin de rétention te xëy na justification bi ci ay jamonoom mënoon nañ ko nangu mu mel nii mu mel mais jamono bi mu doxee dañu waroon dox ànd ak moom changer bassin yi changer xar kanamam exploiter ko def ay aire de jeu fatt ko def fi benn centre commercial de référence boo xam ne la ñuy gis ci yeneen i dëkk wala yi ñuy gis ci yeneen i gox dañ koy am fii ci biir Djeddah Thiaroye Kaw te loolu mën na nekk mën nañ am ay partenaires yu ñu si gunge parce que amul lenn lu dul njariñ ci fi ci investir xaalisam noonu aussi lañ bëgg a defee aussi ay infrastructures yoo xam ne infrastructure yu baax lay doon lu ci mel ni ay piscine municipale parce que ni ñu koy gisee ci yeneen gox noonu aussi lañ ko war a mën a amee biir Djeddah Thiaroye Kaw te lu mën a nekk la am nañ espace bi am nañ xarañte bi am nañu ay doom yu mën a dox loolu pour ñu li jënd financement yi pour ñu mën ko réaliser biir Djeddah dañu bëgg aussi enfin population yi nekk biir Djeddah Thiaroye Kaw ak population yi nekk feneen ci Sénégal yëpp ñu comprendre ne dañu war a fal ay maires yoo xam ne dañuy méngoo ak état central parce que loolu day yombal la fa nekk ci ay projet la fa nekk ci ay programme la fa nekk ci ay financement ñu mën a dem jëli ko indi ko ci seen biir gox donc tey jii nii ñi ngi ñaan population Djeddah Thiaroye Kaw mais aussi di ñaan population Sénégal yëpp ñu ubbi seen i bët te xam ne waruñu jël
instrument bu toll ni une mairie jox ko koo xam ne daf koy jël di ko xeex boobu nag bu jëmee ci état central dafay yées parce que dina xañ population yi loo xam ne ñoom ñoo ko moomoon ñun Djiddah Thiaroye Kao expérimenté nañ loolu pendant 7 ans et demi boo xam ne gisuñu fi ay route pavée gisuñu fi assainissement gisuñu fi oto mbalit yu doy parce que simplement ki fi nekk maire jéemul dem lijjanti loolu nga xam ne ay programme la étatique ñëpp bokk ko parce que simplement opposant la donc ñu ngi wax sénégalais yëpp ne nañu bàyyi xel loolu élection yi jëm ay élection yu am solo la ñu war a permettre ñu changer suñu xarkanu commune war a changer suñu dëkkuwaay war a changer aussi suñu gouvernance pour que bu am plus de transparence